mbokk yi ñuy teewlu Senweb TV senweb.com amaat mbégte ak kontaan te dellu siwaat ak yéen ci jotaay waxtaan yi ñu leen di amal ci tolluwaay réew mi ba tax na tey ñu ngi dalal honorable Mamadou Diop Decroix nekk secrétaire général AJ PADS ngir ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo soxal ay tomb ci fi réew mi toll. donc dañu koy bàyyi rek dalal ko mu daal di nuyoo mbokk internet yi nga xamante ni ñoom ñooy ñuy teewlu. jërëjëf yaa Moussa maa ngi lay nuyu yow jëkk di la gërëm di la sant ci li nga ma dalal ci seen ëtt bi. di nuyu aussi sa technicien bi Babacar. di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci Seneweb. dañuy ubbee waxtaan wi ak enjeu contexte préélectoral bi mu mel ni démb réew mi ñu bëri séntu woon ay yëngu-yëngu am fi waaye yàlla àtte mu mel ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëggoon amal manifestation bi ñu dellu gannaaw surseoir ci seen volonté de manifester waaye mu mel ni ay waxtaan ñoom ñoo ci am ci ay médiation ci kilifa diine ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee ONG ak société civile bi waaye lu jiitu loolu 8 juin la mbir yi tàmbale état bi nangoon na ko waaye 17 juin état bi gàntal ko ci préfet motif yi mu invoqué ay trouble am manifestation bi mujj indi ay gàllankoor ci askan wi ci ay bakkan yu root ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci amee ay loraange ci seen wàllu matériel démb dellu nañ gannaaw ba mujj ñu amal manifestation bi noo jàngatee situation bii nga xamante ni fa la réew mi toll. waaw non d'abord damay rafetlu bu baax a baax li jot a xew ñi nga xam ne ñoo bëggoon a manifester di waa Yewwi Askan Wi wax ne bàyyi nañ ko. lu jar a rafetlu la ndax day tax tension bi wàcc xam nga man bi mu dooree rek laa bind ni sama page Facebook li ma ci xam wane ne daal li doon gën ci réew mi mooy nu bañ a fexe ba mu jaxasoo parce que bu jaxasoo comme léegi dañoo am pétrole ak gaz gars yi ñoom peut-être pétrole bi ak gaz bi daa néewul ci suuf mu ngi ci géej gi bu defee ñoom dañuy dem di root pétrole ba ak gaz ba di yóbbu bàyyi nu nun nuy jamante ay paaka ak di gorante ay jaasi fi loolu sama conclusion mooy nous sommes plus intelligents que ça maanaam Sénégal waa Sénégal seen xarañteef ak seen ñor weesu na foofu kon defe naa ne lu mel nii am dañ ko war a rafetlu te bëgg nag mu continuer te defe naa sax d'ailleurs dina continuer parce que fii ak tabaski gi gaw ma ne beneen manifestation dina fi mën a am te it bu tabaski gi weesoo campagne day daal di dugg bu ko defee ku nekk dem wëri def sa campagne réew mi def ci dal ak jàmm loolu moo gën xam nga man sama liste dañ ko rejeté. mais gisuñu la nga ñaxtu gisuñu la nga woote benn manifestation. dama def lan moo tax nga jël position. dama def recours ci conseil constitutionnel ndax ñun nit ñu rejeté yi dafa xaw a sant Njaay lool yàlla xam na ko xam nga ñoom maanaam yoon dafa ne vérification parrain ci këyit la ñu koy vérifier ministre bi def arrêté ne clé bu xam ne ordinateur bi ci lañ koy vérifier waaye bu fekkee ne clé bi daa am jafe-jafe war nga mën a dellu ci këyit yi voilà ñun dañ ne yéen dàqal nañ leen lu jege 1,000 ci ay parrain yu ngeen dajale waaye ñu ne baaxut bu baaxut ñaari mbir lay mën a doon ñaari enfin bu dee autre motif maanaam boo leen ne lu tax ngeen dàq loolu ñu ne autre motif maanaam am na yeneeni mbir yu tax voilà waaye duñ la ko wax mais boo ko seetloo da nga naan carte voté numéro électeur xam nga numéro électeur soo ko amul mënoo voté wala ñu ne taille bi yoon ren dañ ne taille bi la ñuy nattee mbir mi maanaam guddaayu nit ki Touba ak Mbacké am nañu fa 200,000 parrain ak 3 junni ñu dindil ñu fa 20,000 ak 1 junni
waaye boo demee gis ñu wan la kayit yi waa Touba ak waa Mbacké kayit yëpp boo ci dem numéro carte d'identité baa nga fa ak taay ba kon xëy na dañ naan am na erreur matérielle nit ki juum ci bi muy bind waaye loolu nag ak la ko jiitu lépp dama ne soxla wutoon mënoon naa ñàkk parce que li taxoon ñuy indi ay parrainage moo doon bañ ay candidature fantaisiste maanaam nit dagge ca langue gi rek ñëw ne damay présenter tey voilà yooyu dañ noon bu man naree am nañu seet ñi ko bëgg am yu ñu leen jot a teg mën naa bañ a ëpp nag waaye ñu teg leen ko pour seet ndax ñii duñu ay caaxaankat loolu rek la woon waaye nag léegi moom affaire dafa dem ba ay coalition yu mel ni Bennoo nga xam ne ñoom ñooy ŋànk réew mi nga ne non yéen seen affaire matut coalition bu mel ni Yewwi nga xam ne gagné nañu mairie Dakar ci élection bi passé nga ne yéen it seen loi bi moo baaxut loi bi la ñu war a seetaat parce que lii bu continuer réew mi du nekk ci jàmm waaye man bañ ma rejeté dama ne conseil constitutionnel moo ko rejeté sama gars yi ñoo ne nañ dem conseil constitutionnel def recours parce que man gëw ma tant que defaraatuñu loi yi defar constitution bi defar lépp dañ ko war a defaraat tant que defaraatuñu ko yii fi ne moom da ngay kii rek moo tax bon ñu dem ne leen loi bi lii la wax kon danoo bëgg ngeen seet kayit yaa ngi ni ngeen seet ko seetuñu ko kon ñun dañ ñu rejeté mais am na sa benn natt nga bu ma laaj ne ma est-ce que li am na ñenn ñu noonu garaawut comme conseil constitutionnel loolu la wax nañu jël li conseil constitutionnel teg ko fee waxtaan rek bu ko defee gars yi liste yi jàll am kooku c'est très sénégalais man ànduma ci loolu dama ne non c'est pas parce que sama liste rejeté nañ ko que naa wax ne kon léegi nañ jël yoon teg ko fee pour sama liste jàll kon ëllëg ki si biir bu gaa yi jëlee yoon teg fee comme nuñ koy waxee tout le temps kon loolu lay wax doo mën a wax dara moo tax loi bu ñu ko tegee da nga koy respecter maintenant nag soo d'accordul ci loi bi c'est comme suñu cas ñun da nga war a xeex pour ñu toxal loi bi ba gañe soo gañee ñu toxal loi bi waaye mënoo nag ne voilà tey ji loi bi kiiwul kon nañ ko teg fële arrangé non loolu réew du doxee ci arrangement dégg nga wax ji loolu laa ci wax alhamdulilah léegi mel na ni d'accord nañu ci ñaari yëf parce que état bi da ne 31 juillet la ñuy wote kenn mënu ci dara ñoom nee nañu d'accord nañu au contraire sax 31 juillet bi 31 juillet damaa jum 31 juillet te kenn waru koo dàq kon foofu mel na ni juboo nañu fa ñaareel bi it nee nañu liste bi ñu accepté moom la ñuy demee élection defe naa Benno Bokk Yaakaar it noonu la nar a demee élection jàmm na ñooy léegi buñ ci jógee nag suñ ci duggaatee nu xam ne kon nun nu sàggan lañu élection 1993 ba 2014 kenn mësuta contester élection ci Sénégal sérieusement waaw nu ko Kéba Mbaye daan waxee contester sérieusement c'est-à-dire man nga ne d'accorduma waaye ne d'accord ma ba noppi indi ay firnde yu wane ne yow sa ñàkk a d'accord gi yanu na maana kenn mësu koo def 1993 ba 2014 li ko waral mooy dañoo amoon code électoral 1992 bu ñu tuddee code électoral consensuel naam ginnaaw bi am na ci ay soppeeku yuñ ciy dugal waaye saa yu amee soppeeku yuñ ci bëgg a dugal bu dee opposition la day naan ministre de l'intérieur nañu daje parce que nun gis nañu lii ak lii yu ñu war a waxtaane ci code bi
bu dee opposition bu dee pouvoir bi la ministre bi day woo opposition ne nun kat am na lu bëgg a waxtaane ci affaire bi ñu dajaloo waxtaan. man mi maa doon président commission électorale sama parti 1992 bi ñuy def code bi du ma ne noo ëpp lu ñu ci dugal waaye ñi ñu ëpple lu ñu ci dugal bariwut boo amee. mu mel ni kàddu yooyu nga yëkkati am na solo ci wàllu woowu waaye bu fekkee liñ leen bañal ci seen wàllu recours bi te ngeen xamoon ne mënu ngeen woon topp mbir yi jusqu'au bout ndax it dafa am tooñ goo xamante ni jàpp ngeen am na ay incohérence ak ay manquement ci conseil constitutionnel bi en tant que tel waaye bu ñu jógee foofu tamit ñu ñëw ci wàllu manifestation bi lii di opposition bi dañoo nekk ci seen droit parce que li ñu doon bëgg tamit loolu constitution leen ko may waaye mbir yi fi muy mujjee tout le temps mooy médiation ak ñu waxtaan négocier ngir jàmm réew mi waaye yoon woowu tamit ndax bu ñu ko toppee est-ce que mbir yi dina mës a saafaraw. non du saafaraw tant que ñi ngi topp yoon woowu moo tax ma ne nanu jàdd yoon woowu. Sénégal ak pays africains yi en tout cas francophone li leen ma yoon wi ñu tegu ab constitution xam nga dañ naan constitution mooy ndey yoon waaw mooy lal bi nga xam ne bépp yoon bu ñuy wote dafa war a dëppoo dafa war a tegu ci lal boobu su ko wàccee baaxut waaye constitution bi baaxut. Constitution bi dafa jël pouvoir yëpp jox ko président de la république assemblée bi daanaka demut justice bi naka noonu parce que juge yi aussi ay fonctionnaires la ngoog yooyu boo ko changé wut doo mën a dem mais yooyu pour nga changé ko il faut que nit ñi koy soppi seen bopp yi soppi ku jëkk xam nga ñun dañuy wax rek mais suñ bopp yi daanaka soppi kuutin loolu nag mënoo tëral loi ba mu dox te bopp ñiy tëral loi soppi kuut xam nga Abdou Diouf dafay newoon man mi ca Senghor lañ ma commencé jàpp Senghor amoon naa droit manifester amoon naa droit de grève ñun grève lañ ñu dàqee université grève simple ñu dàq la université dugal la par force dans l'armée xam nga kooku mais danoo xeex continuer di ñafe ba Abdou Diouf ñëw Abdou Diouf ba mu ñëwee lu xew moom changé na lu bare ci affaire yi mais attends temps wu Senghor élection amul compétition moom rek mooy candidat. monopartisme moo fi amoon. waaw moom rek ay candidat mais amoon na compétition. dans quel sens naka la daan dem. entre département ak entre région ku ne bëgg ngaa am 99 virgule pour Senghor bu ko dee ñu ne Matam am na 95 virgule nangam après ñu ne waaye nag Tambacounda ko raw Tamba am na 99 virgule kële ne moom am naa 100% yu manqué xam nga kooku amuloon carte d'identité pour voter amuloon isoloir pour voter opposition nekkuloon membre ci bureau de vote mais loolu lépp jaar na fi ñu di ko xeex ba mu jóge fi Abdou Diouf ñëw mooy code électoral bii ma lay wax donc conseil constitutionnel bi man du ma wax jëmm yi ci ne. mais ñoo ko incarné mënoo bañ a wax conseil constitutionnel te waxoo 7 sages yi nga xamante ne. jëmm yi parce que jëmm yi dañ la naan fii laa ko wekk fii laa ko wekk ci li loi bi kon nañu changer loi bi ba nga xam ne loolu conseil constitutionnel wax dootu ko mën a wax. tey loo proposé ci xalaat ngir lu nu mel ñu weesu ko. Il faut réformer c'est-à-dire ne pas réformer danoo war a fent constitution bu méngoo ak sunu li ma koy wax toujours rek dama koy wax mën naa ko baamtuwaat bon. donc naka pexe ci situation gi nu mel ndax nee nga du jëmmi yow ñoom ñoo la poser problème
waaye conseil constitutionnel bi ci jëmmi boppam moom nga jàpp ne dañ ko war a soppi ana pexe ci loolu. non du waxuma rek conseil constitutionnel sëñ bi. kon ñu ngi lay dégg. lépp laay wax conseil constitutionnel rek lépp ci Sénégal nu muy doxee loi bi yi fi ne xam nga boo soppee lal bi ok dem nga foofu nga loolu ngay jëkkal lijjanti. loolu nag dama leen ne du ay boroomi xam-xam yu jàng constitution la ñuy dajale ñu bind ab constitution daal dina mi ngi nii déedéet dama ne askanu Sénégal ak i waasoom ak i diineem ak i tarixaam ak i mbatiitam maan culture ak tradition ñooy daje temps bi mu laaj jamono bi mu laaj diir bi mu laaj ñu waxtaan di waxtaan ba juboo ci lal boobu nga xam ne moom la ñu war a teg ñëpp di tënku ci naka la kii ne lii kii ne lii kii ne lii ñu waxtaan ba juboo loolu su amee nga woon ak constitutionnaliste ne leen lii la ñu bëgg ngeen rëddal nu ko mooy codification bu ngeen nu ko rëddalee nag ñu peuple bi wote ko constitution bu mel noonu boo ko joxee peuple bi di nga ci am 99 virgule parce que ñëpp dañ ciy gis seen bopp loolu la ñu war a def nga xam ne dañuy xam président bi lan mooy ay prérogative am yoo xam ne da koo war a am naam parce que mënoo jiite réew ba ma noppi te doo am benn prérogative assemblée nationale bi dafa war a am pouvoir waaye moom it dañuy seet naka lañ koy war a mën a ñage justice bi am pouvoir ñu seet nuñ koy ñage loolu lu am solo la xam nga lu tax xam nga Sénégal fii li nga gis kenn koo xam ne coow li day bari lool la muy coow nag dëgg nekk dëgg nga jox ko pouvoir ba mu yées la mu doon wax dégg nga wax ji loolu il faut bu ñuy defar ay loi dañuy fexe ba kenn du mën a jéggi ñag bi nga xam ne moom lañ la ñag. ndax lu mel noonu daa am ak pouvoir bi fi nekk. amu fi déggoo li ma la wax amu fi mësu fee am depuis Senghor. recul démocratique bi ñuy wax ni Sénégal ca la enfoncé ndax mën na. démocratique waxin la rek mais Sénégal démocratie ci boppam ni mu war a doxee guni parce que dafa matut am na fi aslëf mais su fi amut woon kon nu mu tuddati kon opposition du gagné Dakar nekk maire Dakar Barthélémy Dias maire de Dakar opposition la ne Thiès naka noonu Ziguinchor naka noonu ak feneen donc mais dafa des lool foofu lay waxee kon boo jëlee jëmm yi di wax ci jëmm yi yaa ngi ci xobi garab gi ak car-caraat yi ak kii doon nañu wax ci reen bi mooy loi yi nga xam ne ci la jëmm yi di sukkandiku bu boobaa nag ci ngay mën a xam ki di ab Samba Boy ak ki nga xam ne moom vraiment parce que bu boobaa président bi wala exécutif du ko mënal dara mais fii mu ne dañ leen a mënal parce que exécutif moo yilif li ñu naan parquet bi loi bi dafa tëral ne su fekkee parquet mooy ministre de la justice mooy président de la république suñ ne tëjal yaa Moussa oui da lay tëj juge bi amul droit bañ laa tëj suñ ko ne tëj nañ la. booba ana séparation des pouvoirs gi ñuy wax ci république bi. ay wax la non ay wax la d'une part ay wax la ñaareel bi sax maam yii di dox daal yaa Moussa lépp la ñu war a raxas bu fekkee bëgg nanoo doon li nu doon bu fekkee bëgg nanoo yegg fa nu bëgg a yegg waaye lii lépp ay taf yëngal la tubaab yee ko fi tëgg bàyyi ko fi nu di ci lang 60 ans mënunoo dem donc vraiment ko Diouf ni ma la ko waxee Diouf combattre nañ ko def na effort bu am solo code électoral boobu sax moo tax mu mujj mën a dem mu mujj dem parce que dañoo voté ñu gagné ko ci code électoral boobu mu nangu ko daal di dem
Abdoulaye ba mu ñëwee boo seetloo coow li lu mu bare mësta nekk ci maanaam règle électorale beeg sart yeeg ponki wote yi ni muy demee mësoo dégg ñu contesté loolu moo tax itam peuple bi ñu ne vraiment nañ seet keneen affaire ba jeex Abdoulaye Wade perte man jàppoon naa ne fichier électoral bi parce que gars yi dañu bañoon kenn gis ko. ma ne waxagooñu Macky bi mu yegsee. ma ne kon fichier bi am waxagooñu Macky bi mu yegsee nu mbir yi continuer. non nee naa la ba 2014 dafa normal Macky ngi fi woon 2014 mais à partir de 2016 ci référendum bi la affaire bi jaxasoo boo ko seetloo amoon na fi problème bu mag a mag entre opposition bi ak pouvoir bi ci mbirum la refonte du fichier électoral. gars yi ne waaw am na 1,5 million personnes yoo xam ne dañu ne ci fichier bi te nekkuñu mu indi coow lu bare bon lijjanti nañ ko parce que booba dañoo wàcc ci mbedd mi Macky Sall recevoir opposition bi ñu waxtaan juboo affaire bi delluwaat assemblée ñu voté waat ko donc li ma la bëgg a wax foofu mooy Sénégalais yi mën nañoo waxtaan ci seen biir di juboo ci seen biir teewul nag ñuy opposé bu baax a baax moom kooku moom mais quand même tubaab bi est-ce que dañ ñoo gën. mais opposition boobu ngay wax est-ce que am na fi réellement parce que kii di njiitum réew mi opposition bi daf koy jiiñ na ko dafa nekk ci logique gu réduire opposition bi à sa plus simple expression gis nga récemment leader yi nga xamante ni ñoom la teg loxo ndax lu mel noonu tamit war na mën a am ci tolluwaay réew mi. sëñ Ya Moussa man damaa weesu foofu. ñu ngi lay déglu. xam nga Macky Sall te deux choses l'une ou bien da koo waxoon noonu. wala da koo waxoon gëm ko su dee da koo waxoon noonu maanaam maanaam day kal opposition y a rien à dire. soo jaay doon déglu ma non kon Macky Sall gagné Dakar gagné Thiès gagné Ziguinchor dëgg la wala déet non il faut arrêter quand même de non Sénégal melut comme yeneen réew yi c'est-à-dire sunu affaire des na comme ni ma la ko waxee waaye nag bëgg a jàpp ne dara amu fi te bi ñu wotee janvier la ñu wote di janvier la ñu wote quand même janvier yàggul alors koo xam ne da ngay réduire opposition à sa plus simple ou alors tu as échoué dégg nga wax ji non donc vraiment il faut ñu dépasser yenn man ci ay yooyu ay ci politique la nag vraiment léeg-léeg nga mbalag waa ji léeg-léeg nga nuñ koy waxeeti sax xaxar ko mais dafa am ay situation yi bu ñu fa tolloo dañu war a weesu foofu yëkkati suñu perception donc comprendre nga du xam nga Macky Sall nee na la ca salle des banques mu ne waaw mais Decroix moom lu mu wax rek da ci kii nangam léeg-léeg bu ñu dajee mu ne ma tu es un dictateur ma ne ko bàcc naa la. mais loo jotee ak moom dikkaatalu ñu ci épisode boobu. non bon. da nga wax ne ko dictateur nga. non waxuma ko ne dictateur moom moo ne léeg-léeg bala ma ko naan dictateur nga bon mais yooyu ay kii la vraiment Senghor mi ngi fi woon benn parti benn rajo benn journal ak i kaso mais ñun daawuñu wax ne Senghor est un dictateur te daanuñu wax peut-être c'est un autocrate wala yooyu parce que dictature dafa beneen affaire la comprendre nga donc daal nañu raxas affaire yi dem ci dàtt bi maanaam dem ci reenu garab gi ñu buddi ko parce que garab gi fi ne France ko fi samp nañ ko buddi voilà daal di nag seet nag garab goo xam ne ñun ñëpp nooy mànkoo ci ne kii moom suñ ko jëmbatee nandal ko suuxat ko nañ ko war a defee dina am lu am njëriñ ci askan wi. lan lañ mën a séntu kon bu boobaa li nga xamante ni moo nekk sunu kanam muy 31 juillet ak prochaine législature bi. non
bon jàpp naa ne 30 fii ak 31 juin vraiment réew mi dina dal gars yi dinañ campagne élection bu jotee population yi dinañu voter mais ak kuy manti gagné assemblée bii di ñëw du am solo faut pas ñuy nax suñu bopp aussi. mais opposition baa ngi chercher am li nga xamante ne mooy cohabitation bi waaye itam pouvoir bi moom mi ngi bëgg a asseoir li nga xamante ne moom mooy majorité absolue. amut benn solo ma wax la ko tey su opposition bi amoon majorité itam amut benn solo assemblée parce que constitution bi président de la république la jox le pouvoir c'est tout xam nga 1962 président Mamadou Dia moo doon président du conseil moom dañ doon wax président conseil constitutionnel du woon premier ministre yi ñuy gis de fii ci Afrique non moo yoroon exécutif président Mamadou Dia régime parlementaire la woon booba ok bon gars yi dem Senghor a ngi fi woon nekk président de la république am ay pouvoir mais bariwuloon trop Mamadou Dia moo yoroon réellement le pouvoir exécutif bañ demee ba féewaloo ci anam yoo xam ne xëy na day gudd ba Senghor jekku ko ba ñu génne ko ci gouvernement bi jàpp ko tëj ko kaso pouvoir yooyee Mamadou Dia yoroon Senghor da ko jël boole ko ak pouvoir yi mu yoroon moom loolu moo tax pouvoiru président de la république dafa bare boobee la assemblée nationale nërmeelu ba fi mu ne nii assemblée nationale bi jógagut parce que constitution bi moo ko néewal doole moo néewal doole justice moo jox doole président de la république kon li fekk ñi ngi wax te tudduñu fii may waxee dañuy nax suñu bopp duñu dem fenn loolu lay wax. ndax gis nañ tamit fan yi bu fekkee dañuy ñëw ci moom jiitum réew mi ci politique internationale bi ndax moom mooy président en exercice Union africaine waaye sunu gaz ak sunu pétrole bi tam ñu bëri nga koy jiiñ ne dem gi nga xamante ni moom la dem fële ne la ca G7 bi am na lu ci rax noo gisee démarche njiitum réew bi par rapport ak ressources yi nga xamante ni évoqué nga ko sànq ci say kàddu te mu war a feeñ at yi ñu jëm. lan moo ci rax. mel na ni en contrepartie c'est pas pour rien tey jii nii mu dem fële ne la sa G7 ndax lu toll ni Sénégal bu ñële demee bay jël Macky Sall di ko fa yóbbu am na leneen lu nu bëgg lu dul moom jëmmi Macky Sall. non man su may critiquer Macky Sall day am fu ma koy teg fu wér Macky Sall président Union africaine c'est normal G7 invité ko G7 invité wul président de la République du Sénégal président en exercice de l'Union africaine la invité. il faut aussi sénégalais yi bu ñuy wax ak ñoom ñuy wax loo xam ne dina yanu maanaa dinañ ko mën a dégg dina yokk seen xam-xam pas di leen lëndëmal Macky Sall soo ko bëggee critiquer li mu du jeex du xaaj li nga ko mën a critiquer nañ ko critiquer ci li ñu ko mën a critiquer mais pas nag vraiment bu ne jant bi sow la penk bi la lay fenke ñu ne ko non du fenke ci penk bi sow la jant bi di fenke gis yan wut maanaa G7 président Union africaine la invité wul président de la République du Sénégal c'est clair voilà bu loolu leeree nag ñu wax affaire yi ngay wax pétrole beeg gaz beeg et cetera effectivement man am nay jamono Macky woote ne voilà nañ jël xool nu ñuy partage et cetera il y a 2-3 ans booba ma ne non jaru ko puisque signé na ay accord ba pare accord yi peut-être waroon na koo mën a wane ñu xam est-ce que lii wala lee wala lële transparence kooku constitution bi may wax noonu la war a tëddee transparence la war a tëddee mais bon amu ci temps yee passé organisé waat na lu mel noonu man mi dem naa ca bii pas lu tax ma dem ca aussi mooy xam nga politique doone 100 laa bëgg bu ma jotul ci 100 rek àddina tukki non dañu naan bon affaire baa ngi nii
nañu seet ni ñu ko mën a lijjantee en attendant parce que man li ma gëm mooy accord yëpp du rek pétrole ak gaz ak tout dañ ko war a teg ci taabal yi ñëpp gis bu ko defee la ca jaadu ñu féetale ko ne la ca jaaduwut ñu jël ko càmbaraat ko seet nu ñu koy lijjantee waaye loolu moom mënta ñàkk mais bon amagu fi waaye nag dafay war a am. waxtu wi muy nekk ci G7 bi li tax ñu bëri xaw a am lu leen naqari ci mbir mi mooy mu tombeek tragédie migrants yi nga xamante ne moo am fële na la ca Melilla ca Maroc nga xamante ne dañ bëggoon dugg Espagne te gisuñu benn président africain yi ñu ñaawlu mbir yi ba am taxawaay wuñ ci war a taxawee yow naka nga jàngatee googu tragédie ndax tey sunu état yi ñoom ñoo échoué ci seen politique ci seen ndaw yi nga xamante ne ñu ngi wan gannaaw seeni réew bëgg a dem bitim réew ngir yaakaaree fa li nga xamante ne mooy soppi seen dund. waaw foofu ñaari tomb la ba ñett bu njëkk bi mooy gis nga li xew fan yi foofa ñëpp di ñaawlu di naqarlu mën naa ne saa su ne ma nga fay xew depuis bu yàgg a yàgg te fan yii di ñëw mbaa semaine yii di ñëw dina fa amaat 2005 maa doon ministre du commerce du Sénégal may dem réunion organisation mondiale du commerce ñuy préparer lu ñuy tuddee foofa ci OMC conférence ministérielle Hong Kong ma def article publier nañ ko bu ngeen demee ci Google ngeen tàppe Mamadou Diop Decroix sur la route de Hong Kong am na nu ma ko tuddee daal booba du woon Melilla Ceuta la woon mais Ceuta ak Melilla benn la rek Espagne moo ko yilif ci territoire marocain 2005 ma def article na ngeen ko seet ma ne ci fan yii am na junni ndaw yi jóge Afrique di dem Espagne Ceuta Melilla ñu fetal leen mu am ñu bare ñu dee ci ñoom booba jamono xaw ma ñaata la woon bii dañ ne 23 ñenn ñi ne ëpp na ko mais booba it bari woon na ma ne ñoo ñi faatu ak ñu rëcc ñaata lañu ci ñu jógee Mali wala Burkina wala Sénégal wala Niger wala feneen ñaata booba dama jël masala ci mbayum wëtteen booba temps ñiy yëngu ci wëtteen ci Afrique gu sowu jant 10 millions nit la ñu woon ak 5 millions Amérique gële Biden nekk ñi doon yëngu ci wëtteen 20 000 la ñu woon américains yi ci at mooma ñu jël $9 milliards ci dollars jox ko ñooñee yëngu ci wëtteen comme subvention maanaam jàppale leen ko dimbalee leen ko ci mbayum wëtteen wa ñuy bay $9 milliards ci dollar booba jamono 2 milliards la ci sunu xaalis 2 milliards nga jox ko 20 nit nga xam ne nun fii booba jamono ci 10 millions yi nit ak juróom yi bay wëtteen ñàkk nañu fi 450 millions ci ay dollars 450 millions ci ay dollars peut-être mat na juróomi téeméeri milliards ci sunu xaalis waaw léegi yow boo bayee sa wëtteen war koo jaay bu fekkee ne boo ko jaayul 1000 francs doo ci génn boo ñëwee ci marché bi ne 1000 francs américain bi jaayee 500 francs ba pare génn ci xam nga yow kon sa mbayum wëtteen yàqu na léegi ñooñee mënatu la bay wëtteen lu ñuy def dañuy bàyyi mbay mi dem ci taax yi buñ demee ci taax yi di taqale doxut ñu jël gaal gi wala ñu jël désert lii de laa bindoon ma ne leen kon li ñu war a seet mooy le commerce inéquitable au plan international Afrique ca boobee
ay 1995 bu ñu jëlee commerce international poids wu Afrique téeméeri kilo yu ne bërigo bu ne man nga ne Afrique amoon na ci fukki kilo ak ñaar maanaam diisaayam jamono bi may ñëw man 8 la woon pour cent léegi ñoo ngi ci 2%. maanaam bërigo bu doon ne lu ñuy peese la bërigo bu ñu àddina bi di weccoo ci seen biir jënd ak jaay wàllu Afrique 2 kilo la ca te Afrique mooy continent bi ëpp alal ci àddina bi te ni mu ëppee alal ñi ci des fas mënu koo daw dafa bare kon problème am na problème bi mooy état africain yi ñoo war a seetaat seen bopp d'abord réew mu ne comme nii ma la ko waxee ni réew mu ne defaraat boppam ba noppi nag ñu gëm ne danoo war a ànd danoo war a lëngoo boo jëlee li ñuy wax produit intérieur brut alal ji Afrique di beññ at ba at juróom fukki réew yi laa wax de ak lu topp xëy na nga génne ci Méditerranée maanaam pays maghrébin yi wala Afrique du Sud mais benn pays beewu France moo ko ëpp te li nu yor ci alal c'est-à-dire asakaja amut France asakaja amut France kon kay war na noo seet suñu bopp léegi nag yow boo amee ab régime bu baax da ngay jéem a seet nooy fexee ba ñi ci des ñu mën a ànd mooy li ñuy wax unité ci biir Afrique bu amee unité soxlawut dara fenn soxlawut dara fenn. naka taxawaay Union africaine booba ndax kon li ñuy woote ci forme bi dafa newul ci forme. Union africaine ba si bàyyi leen yooyu dootul doon Union africaine États-Unis d'Afrique lay doon wala État africain uni nga xam ne dañuy bokk politique agricole bokk politique industrielle bokk marché bokk politique probablement environnementale bokk politique maanaam politique yu bari dañ koy bokk léegi nag état bu ne di nga am sa ay spécificité ak yu mel noonu man nee naa gars yi même bu laata ñuy yegg foofu CEDEAO yi di fukki réew ak juróom war nañ koo man même bu dul loolu xoolal réew yi Afrique yi France yilifoon entre guillemets parce que ba tey kilifteef gi jógee gu fi war a jóge moomuñu suñu bopp kon. waaw non des na système néocolonial moo fiy dox boobu ba tey alors loolu boo ko xoolee pays UEMOA yi 4 millions kilomètres carrés la à peu près comme Inde 1,2 milliard d'habitants la ñun matuñu 200 millions kon kay waroon nañ cee mën a génn surtout que li nu am ci alal réew yooyu Inde amul asaka ja kon lan mooy problème yorin nañu lijjanti yorin yi. problème de gouvernance daal lañ am fi mu ne nii ànd na. gouvernance mais gouvernance nag dafa yaatu gouvernance xam nga moo tax baati tubaab yi sax war nañ koy seetaat buñ koy discuter que gouvernance mooy xëy na ñu dénk la dara nga yor ko na nga ko yoree mu tudd gouvernance mais gouvernance ci bopp yi la ñu war a lijjanti jëkk waaw suñu bopp yi la dañu war a jëkkal lijjanti dañ lay nommer ministre nga reyu nag ñëpp daje ñuy fecc ak a way te yow fekk booba dangaa waroon na dem fatu di xool lii ñu la teg noo koy lijjantee waaye fii ci Afrique loolu mooy dox ci bopp yi loolu ñu la jox du aw sas da ngay jàpp ne loo moom la teraanga ju ñu la jox du aw sas waaw non ba loolu bu nu ci jógee rek dina tane.
ñu bëree ngi naan dañuy topp politique bi ba fàtte dund gi dafa cher denrée yi yokk nañ rawatina ñu ngi jëm ci li nga xamante ne moom mooy tabaski bi alors tey du ñàkk xëy na am nga ay recommandation ci tolluwaay réew mi ci wàllu woowu tamit ni ñuy jàppandile mbir mi ndax fi mu ne nii borom kër yi moom am nañ lu leen métti trop. alors moo tax man may ñaan saa su ne réew mi di am dal parce que bu amee dal xëccoo ci mbedd yi jàppal bàyyil xeer grenade extra day daal di féete ne bu boobaa ñiy laaj ñiy wax ak sénégalais yi ci wàllu politique ku ne di nga wax sénégalais yi li nga nar a yore waaye léegi est-ce que dégg nga ñuy wax li ñu nar a yore. souvent dafay am absence de débat d'idées ci programme waaye politique la ñuy waxtaanee. jeex na amul musiba la. moo yóbbee loolu. lu ko yóbbee tamit. mais parce que stabilité bi war a am jàmm ak salaam ak dal gi war a am moo amut alors am na ñoo xam ne gaa amuñu intérêt aussi pour di xalaat di jonjonte xalaat ci wàllu vision ci wàllu modèle de société ak ci wàllu programme ndax boo ko amul doo ci sawar waaye nag sénégalais yi ñoom ñoo war a bàyyi xel léegi ci loolu Abdou Diouf PS dañ fi yàggoon quand même PS amoon na fi 40 ans su naroon a toogaat 2000 pour 7 ans foofu it beneen problème la parce que dañu 92 dañoo wote ne dañuy limiter mandat. parce que defe naa sax yaa ngi bëgg a jiitu ci suma laaj bi nga xamante moom laa nar a tëjee te mu jëm ci wàllu mandat kon ma bàyyi la nga yeggal ma ñëw ci laaj bi ñu tëj. ah d'accord d'accord kon lu ma doon waxati. Abdou Diouf ci wàllu mandat 92. ah oui d'accord parce que dañoo limité woon ñun mandat. kon du dugguleet mu am. non 92 dañoo limité code bi dafa limité mandat maa ngi toog man ni bokk naa ci ñi ko bind laa la wax Abdou Diouf ne d'accord waaye boobu sax da ne waaw d'accord mais quand même kon nañ def mandat bi 7 ans ñun dañ koy limité ba pare mu nekk 5 ans waa représentant Abdou Diouf ñoom Mamadou Diop maire de Dakar yàlla na ko yàlla yërëm Khalifa Sall Mbaye Jacques Diop yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ñoom Matassi Diallo et cetera waaye ñu ne waaw bon d'accord limitation mais nañu fexe ba mu mat 7 ans d'accord 7 ans ah PS ñëw ba 99 ñu dindi affaire ba limitation bi comme 2000 dañu war a voter PS daal di voter assemblée dindi limitation mandat ba bon am na lu ma doon wax ba tudd affaire mandat bi voilà donc ñeent fukki at dafa bare bu fi jógewuloon war a defaat 7 ans muy 50 ans presque réew mi mënoon na basculer dugg ci giraawaal yi ñu ne kon Abdou Diouf na dem président Wade mi moom la ñu àndaloon mais pôle de gauche booba jamono deful ak Abdoulaye Wade programme de gouvernement programme de transition la def 1 an voilà nañu def lii ci at mi bon bi ab président Wade falo bi at mi jeexee bon mu ngoog léegi ñu dem ba gars yi ne Wade dégage ma ne leen waaw Wade dégage waaye nag du programme de Wade dégage Wade dem na Macky ñëw léegi ñu ne Macky dégage waaw baax na kay dégage waaye ana programme yi ana vision yi ana modèle de société yi moo tax man dama bëgg réew mi am dal pour ñu mën a aborder question yooyu kii ne nii laa ko gisee kii nii laa ko gisee bu loolu su amoon ku ne dina wax nu muy régler problème mu dund ci Sénégal
maa ngi ñëw kon ci sa question bi. Chine sànq nee naa la Inde. Chine réew la moo xam ne am na milliardu nit ak ñeenti téeméeri millions yi nit. Sénégal nee nañ 17 millions xaw ma 18 mais nañu dem ba mu ne nañ ne 20 xam boo nee 20 calcul bi day yomb bu dee Sénégal 20 millions la kon mën nga koo dugal juróom-ñaar fukki yoon ci Chine balaa Chine a fees kon xam nga bare na li nu Chine ëppee doomu aadama fas mënu koo daw mais Chine ku fay yeewu di nga ndékki di nga añ di nga reer nun fii daanaka ñi fi ëpp ku ci añ doo reer ba doo am ndékki pourtant Sénégal li fi nekk ci ndox du jeex du xaaj at mu jot am nanu ci li borom xam-xam yi wax gën gaa néew fanweeri milliards mètres cube ci ndox yuy ñëw at mu jot fanweeri milliards de mètres cube kenn xamut nu mu toll bu doon ne da nga koy firi waaw kon am nanu dex goo xam ne fleuve Sénégal gee nga xam ne Ndar lay dugge ci géej gi wax nañ ne at mu ne am na juróom-ñeenti milliards ci mètre cube bu ndox yoo xam dañ koy perte day dugg ci géej gi waxuma la nag yeneen dex yeeg dexaat yeeg dawle yeeg yu mel noonu kon nekk nañu réew moo xam ne warut a bay rek ñetti weer ñeenti weer fii mu ne loolu dong boo ko lijjanti woon baykat yi jóge ci bay ñetti weer ñeenti weer dem ci bay fukki weer ak ñaar di nga yokk revenu Sénégal di nga ko ful ñaari yoon mbaa ñetti yoon loolu rek waxuma la nag nga régler problème mu qualité li ñuy bay maanaam jiw yi qualité yi protéger mbay mi ba fii mu ne nii bu mbay mi ñoree bërigo boo am perte nga fanweeri kilo parce que amut nuñ koy tuddee encore conservation traitement yi ci war et cetera nga am ko évidemment régler problème mu aussi les marchés organiser paysans yi la petite production familiale ah oui parce que boo bëggee régler problème mu malnutrition fexe ba nit ñi mën a lekk ba suur ba pare lekk lu normal pas pour feesal biir lekk lu normal loolu soo ko bëggee am ci nii ma la wax noonu nga koy lijjanti su dul loolu lii nga wax mooy am da ngay importer nag moom. gis nañ ci njiitum réew mi sax fan yi demoon na ñenn ñi naan sax dafa demoon yelwaani lu mel ni blé ngir réewum Sénégal. man du ma wax affaire yelwaan machin du ma waxee noonu man dégg nga wax ji du ma waxee noonu xam naa ne Russie bi lañ doon redouter quoi crise alimentaire. Russie man na fee am xam nga man nekkoon naa ba ma nekkee ministre du commerce te jóge fa 2008 Abdoulaye dafa ma delloo si ministère du commerce parce que dafa amoon la crise mondiale des denrées de base dañu toog ba yàgg rek ceeb ñàkk ah oui yi ñuy dunde yi bare ñàkk loolu yaa Moussa xam nga politique dadul caaxaan c'est très sérieux parti socialiste bu ñu masaan ñëw assemblée man 98 maa nga woon assemblée dama ne leen yéen importer ceeb bii ngeen di def baaxut da ngeen ko danoo war a fexe ba di bay li ñu soxla ci ceeb xam nga luñ ma tontu soxlawut parce que buñ ko bëggee bay fii mooy gën a cher ci buñ ko importer kon kay nañ ko importer moo gën a yomb man leen wóorut de xay mi ngoog fii mu ne at mu ne dinañu importer 1,3 million tonnes ci ceeb te Macky Sall danoon 2017 dootuñu importer ceeb dégg nga wax ji alors blé bii ñuy wax
Russie moo ñuy jaay blé ah oui xaalis bu bare la ñuy dépensé ci blé bon ak engrais yeeg affaire yeeg yooyu ñaare damay faral di wax gars yi naan leen àddina bi lépp a taqaloo waaye booy wax ca Ukraine ak Russie day mel ni yaa ngi wax ci weer wi intéressé wu leen donc leader politique acteur politique yi yooyu la ñu war a waxtaane ci plateau télévision yi am déet ah waaye di rek ay jàppal bàyyil amul solo mais évidemment loolu su amee aussi principal responsable c'est l'État et le chef de l'État c'est-à-dire il faut bref ma yem foofu. kon dañuy jeexalee laaj gu mujj gi bu dee amul lu ma la fàttee laaj te nga bëggoon ko leeralal président de la République Macky Sall jamono yi lu ñu génn waxoon na Jeune Afrique ci lu jëm ci ñetteelu mandat gi ci lay prononcé bu nu noppee ci élection législative yi ndax ca la war a tànn ki nga xamante ne moo war a doon premier ministre waaye classe politique gi nu am yenn analyse yi ak yenn homme politique ñu ci bëri ñu ngi njortu ni fi mu ne nii maanaam tëral na yoon woo xamante ni ala kulli aali njortu nañ ne dina amal li nga xamante ni moom mooy ñetteelu candidature ngir wut maanaam ñetteelu mandat ndax yow da nga jàpp ni yoon wii mu jël ni ak yoon wii nga xamante ni moom la ñu gis mu koy politique ndax on va vers cette situation ci wutu maanaam ñetteelu mandat bi noo jàngatee mbir moom. xam nga yow normalement laata ngay ñëw fii dem nga ci Google seet samay réponse ci question yooyu question boobu dama mas a wax saa su ne duma ci wax ñi jàpp ne loolu day am mën nañ cee wax ñi jàpp ne day am te waxuñu ci nañ ko waajal su pour bu amee waaye man duma ci wax waaw léegi nag toll nañ foo xam ne mën naa cee wax tuuti li ma ciy wax tuuti mooy Macky Sall du def 3e mandat. foo ko teg. xam nga Macky Sall dana gars yi nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs mu ne loolu maa ko bindal sama bopp ci constitution bi journaliste ne ko waaw mu ne ko mandat bi may def 17 ans bu paree bii di ñëw bu ma laajee sénégalais yi jox ma ca lay yem ndax ñaari mandat la yu tegaloo te kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo loolu la wax bu fekkoon ne bàyyi nañ foofa wax ja dem toppatoo ji leneen mu jeex mais xam nga ba mu waxee loolu journaliste bi da ko ne leer na wala leerut journaliste bi ne ko leer na kay mu ne waaw kon jeex na waaye danoo dellu siwaat naa leerut saxal loolu ba man xam naa pouvoir nu muy fonctionner léegi waa ji mën na ne comme gars yaa ngi koy def nii xaaral ma jéem a seet daal di dugal du ma ne way du ma ne déet du ma ne waaw du ma ne déet xam nga ci la ko dugal gaañaa kon nag mu ngoog day def 3e mandat man li ma jàpp ñi ne day def 3e mandat man nañoo jàpp loolu mais man jàpp naa ne war nañoo bàyyi xel leneen Macky Sall am candidat nëbb ko bëgg a xaar ba jëmmi jamono mu ne ko bu xeet bu ko defee yow fi nga xam nga yaa ngi préparer say bazooka say affaire di tirer bu ne bu xeet keneen bala ngay manœuvrer pour jubal kooku affaire yi jàll loolu mënuñu cee bàyyi xel man dama bu ma sañoon waxtaanu mandat yi la ñu boole ci loolu maanaam bañ a dàq ne am na loo xam ne da koy nëbb bu bàyyee ba jëmmi jamono mu wóor ko ne bu ko génnee balay gars yi di jastandikowaat yëf yi jàll mu génne ko teg ko parce que dama gisut fu mu mën a jaar ba walla lu muy mën di déglu
ba loolu di ko nar a dal parce que quand même loolu nag man li ma gënaloon mooy mu leeral ko parce que bu ko leeraloon débat bii ma lay wax débat yi ci lay mën a am ndax réew mi day daal di ne tekk vraiment nit ñi dugg nag ci yan cuppar ñi la ñu war a indi yan façon la ñu war a def yan yooyu ñu kon dinañ ko mën a waxtaane mais bon comme bëggu koo wax bokk na ci problème yi nga xam ne moom la ñuy sénégalais yi di jànkoonteel daal am laa ko jàngal. kon baax na honorable ñu ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité ak dalal gi ak waxtaan wi ñu fi amal xanaa rek ñu bàyyi la fooy tëjee ak tàggatoo gi. waaw maa ngi lay gërëm yaa Moussa di gërëm équipe bu Seneweb di gërëm Babacar technicien bi di gërëm aussi ñi nga xam ne ñi ngi ñu doon seetaan di am quand même yaakaar bu baax ak espoir ak optimisme ci ne peuple sénégalais am na capacité dépassement maanaam élection xëccoo la mais bu passé na voilà merci. jërëjëf kon mbokk yi jotaay gàngoog nag di leen jox dig daje ci yeneen entretien ak ñeneen ci wàllu tolluwaay réew mi di jaajëfal caméraman Babacar Ndiaye mi nga xam ne moo feetoon ci wàllu technique bi wasalaam di leen jaajëfal.